yi nag dama am mbégte lool tey di ubbi les travaux du forum de l'eau à Dakar forum bi dinañ ko am tey lay commencé jusqu'au 23 mars 2022 forum boobu nag maa ngi gërëm di sant élus yi citoyens yi organisation de la société civile yi ak experts yi ngeen xam ne ni nangu nañu ñëw ànd ak ville de Dakar pour waxtaanee ndox bi solowu ndox bi ak ëllëgu ndox bi fii biir Dakar thématique nag bu ñuy proposé tey ci forum bi mooy l'eau à Dakar, Dakar dans les eaux mooy ndox bi ci Dakar ak Dakar ci mbënn bi ndox bi nag biir Dakar wax naa ko mooy yemul ci ubbi robinet rek ñàkk ndox wala am ndox loolu nekkul débat bi dëkk bu mel ni Dakar di capitale ñu dem ci ay bërëb yu mel ni ay université ay hôpitaux ay marché ay bërëb yuy accueillir du public te bouche d'incendie amu fa loolu problématique la tey ndox bi yemul rek ci ay kër am na fi ay société dañuy participer ci économie bi di am ay problème mu ndox moo xam dañuy yëngatu ci ay mbiru BTP moo xam dañuy yëngatu ci bépp secteur nga xam ne dañ fay soxla ndox moo xam tamit ci mbiru tourisme ak loisir ndox am na ci solo moo xam tamit ci suñu cadre de vie moo xam en milieu urbain moo xam l'agriculture urbaine moo xam le cadre de vie en termes de jardin et d'espace vert donc ci loolu yëpp je pense que au niveau de Dakar dañu doon waxtaanee lii di ndox bu ci des nag mooy waxtaanee tamit Dakar ci mbënn bi Dakar ci mbënn bi moom daanaka mbokk yu dëkk Dakar saa yi bu ñu leen waxee nawet ngi ñëw ñuy gis seen bopp ñooñu ay doomu dëkk bi lañu ay doomu réew bi lañu te ñoom ndawatuñu gis seen bopp saa yi bu ñuy wax ci waxu hivernage doon na nekk une période normale de toute l'année Dakar ci mbënn bi loolu problématique la mais problématique bu mën a am ay solution la parce que ci suñu xalaat bu gàtt mënuñu dëkk en ville en milieu urbain en capitale ñuy tabax ay dëkk te dëkk yooyu du ñu am benn assainissement te loolu je pense que am na ay responsables yu doon identifier situer tamit responsabilité yi jéem a xool lan la ñu mën a def ba loolu dañ fi tey ñu ngi tabax ay dëkk yu bees moo xam Diamniadio boobu mbokk yu fa nekk tey ne dañuy waxtaanee lii di l'eau ma leen di xamal ne ni que Diamniadio boobu amul benn assainissement leen di xamal ne ni que Diamniadio boobu amul benn station d'épuration donc Diamniadio boobu fii ak ay at yu néew day nekk une bombe écologique parce que inondation moo fay am loolu mooy dëkk tey dëkk yu bees yi yëpp di région de Dakar particulièrement département de Rufisque moo xam ñoom Kër Ndiaye Lo moo xam ay Sangalkam moo xam ay Bambilor moo xam ay Lac Rose ay Kër Massar dëkk yooyu yëpp ay dëkk yu bees la amu fa benn amu fa benn assainissement te loolu dañ ko doon a ñaawlu dañ ko doon a dénoncer parce que nag loo leen gis ci àdduna dafa am responsable ak responsabilité état mooy joxe permis de lotir état mooy joxe këyit pour ñu mën a am ndox ak courant état mooy jox doomu aadama sañ-sañ mu mën a toog ci bërëb tabax fa kër kon nag lii di waru garu état na ci état góorgóorlu mooy état noowul jël bërëb mu wóor ko ne ni que fii bërëb bi day taa muy bàyyi ay nit ñu fay installé wu beneen bi tamit mooy état solution yu mu proposé ñun ànduñu si parce que tey moo xam ay plan Orsec suñu gëstoo plan Orsec lu ëpp 1000 milliards dugal nañ ko ci plan Orsec at bu nekk ñuy jënd ay moto pompe ak ay gasoil ak di pompe te at bu nekk mbënd bi di dellu si waat donc loolu yëpp dañuy sàkku ci mbokk yi ñu mën a toog ñu waxtaanee ko mën ci am ay réponses ñun nag lu ñu jàpp ñun mooy mënuñu tey ville de Dakar
ñu ne ñun dañuy ànd ci benn forum waxtaan pour waxtaan forum bu ñu ñor mooy forum bu ñu mën a waxtaan mais gën a fa ay solution am fa ay réponse kon nag lu ñu gëm mooy lu ñu nar a def ba mën a garantir lii di ndox mooy ñu mën a garantir sécurité wu ndox mooy képp ku ko soxla nga mën ci jot te loolu mu mën a nekk mooy suñu xalaat bu gàtt mooy ndox bi dañ ko nar a réutiliser moo xam ndoxu taw bi moo xam ndox bu ñuy utiliser tous les jours ndox boobu narul dem ci géej gi parce que suñ koy sànni ci géej gi te ci travaux yi di ngeen gis dinañ leen won exactement ndox bi naka lay wàccee ci géej bi su ngeen demee ci baie de Soumbédioune su ngeen demee tamit ci beneen baie bi mooy baie bu nekk en face su stade Assane Diouf ba woon di ngeen gis exactement ndoxu Dakar bi naka lay wàccee di dem ci géej gi daanaka tey képp kuy sangu ci côté boobu nga jàpp ni que da ngay jël ay risques pour sangu ci géej googu daanaka tey suñu taxawee ne que teru bi géej bu mel ni teru bi muy benn baie à moins de 500 mètres de cette baie on déverse toutes les eaux usées de Dakar suñu doom yi di fa sangu suñu mbokk yi di fa sangu état bi xam ko te amul benn responsable buy nangu assumer ay responsabilités loolu dañ koy ñaawlu te dañ koy dénoncer tey ñun ñëpp dinañ dem ci ay bërëb moo xam ay baie de Soumbédioune dem di fa jënd jën boobu tamit bu ñuy napp ci géej boobu ça pose des problèmes de risque sanitaire moo tax tey du ngeen dem ci benn dëkk bu développé ngeen di gis ci dëkk yooyu ñuy déverser ay eaux usées ci géej gi dëkk yooyu seen ndox yi seen les eaux usées de ces pays là dañ leen di yóbbu ci ay stations d'épuration traité waat ndox yooyu ndox boobu ñu dugalaat ko ci réseau bi mu mën a nekk ndox bu ñu mën a utiliser pour agriculture bi mu mën a nekk ndox bu ñu mën a utiliser moo xam pour mën a yor suñu jardin yi mën a toppatoo suñu pelouse yi mën a raxas suñu oto yi ak ñoom seen su ngeen jëlee tey benn dëkk bu mel ni Mali bii su ngeen fa demee ñoom ñaari réseau d'évacuation d'eau la ñu am réseau évacuation d'eau pluviale day dem directement ci seen lac daanaka ñoom dañu am benn réseau buy évacuer ndoxu taw kese te kooku dañ koy yóbbuwaat pour mën ko utiliser waat boobu réseau boobu bokkul ak seen réseau d'eau d'évacuation des eaux usées donc suñ ko defee Mali suñu xalaat bu gàtt mais mën nañ ko def Sénégal lépp ci daan lépp ci mbiru volonté politique la beneen bi tamit pour garantir ndox bi lu ñu gëm mooy dañu nar a diversifier les sources d'approvisionnement en eau tey dégg nañ fii ay ñetti at ci ginnaaw état bi taxaw ne day investir ay koppar yu am solo ci benn société de désalinisation de l'eau de mer boobu tamit bëgg nañ xam fan la état bi toll ci projet boobu bu ci des tamit wax naa ko mooy dañu nar a rationaliser la consommation d'eau mooy ku nekk ci ñun noo xoolaat taxawaayam ci nu muy utiliser ndox gi parce que tey suñu mbokk yi nekk ci dëkk yu sore yi ñoom peut-être amuñu réseau donc ñoom suñu sangoo peut-être dañuy utiliser benn panne donc ñoom xam nañ seen consommation ñun nag ñun yàlla baaxee ñu dëkk en milieu urbain ñun amuñu droit ubbi robinet rek foog ni ko robinet lu fa nekk du jeex ba ilaa yow Médine ndox bi ñu ñëpp ko bokk donc dañ ko nar a utiliser à bon usage ñu ne tamit dañuy wax ci waxu défi pour la prévention des inondations wax naa ko sànq nee naa inondation yi moom loolu moom dañuy dut baaraam kii di état du Sénégal parce que état norul am sañ-sañ di bàyyi ay techniciens di def ay lotissement di joxe ay permis de construire ci ay bërëb yu amul benn assainissement parce que lii di assainissement c'est la responsabilité de l'État te maa ngi doon wax sànq ci département de Rufisque wante fii bi département de Dakar su ma mbokk yi ñu may dégg le maire de Grand Yoff ngi nii toog le maire des Parcelles Assainies mi ngi nii toog ñoom xam nañ lan mooy assainissement te assainissement may biiralaat wax ji du compétence transférée parce que amul benn maire bu mën a jox ONAS
ndigal ne ko liggéeyal lii wala liggéeyal laa kon nag solution bi du plan Orsec bu état bi di proposé parce que plan Orsec bi ci gàttal ab lekkukaay la waaw parce que nag suñu gëstoo plan Orsec bi ñu xool lu ñu dugal ci ay koppar ci plan Orsec ci jënd ay motopompe ak jënd gasoil dépassé na 1300 milliards kooku état bi su ko jëloon dugal ko ci dëkk bi tey dëkk bi fépp am canalisation ak assainissement beneen bi nag mbokk yi fu may daanalee mooy ñun jël nañu engagement ci forum bi jokkoo ak partenaires yi ñu fi ñëw jokkoo ak ville ñu ngeen xam ne nii ay ville sœur lañu ay ville jumelle lañu jokkoo tamit ak ONG yi ak fondation yi fiy ñëw di yëngatu ci ndox bi ak ci sécurité de l'eau bi mën a wut ak ñoom ay financement wut ak ñoom ay solution pour mën a jàppale suñu mbokk yi dëkk biir département de Dakar ak biir région de Dakar pour que fépp fu ndox amut fii biir Dakar am na ay gox mën nañ toog semaine fii biir Dakar du ñu am ndox am na yeneen gox fii biir Dakar suñ fa bëggee am ndox dañuy ubbi robinet 3 heures du matin fii la nekk fii biir Dakar du feneen fii la Dakar kon nag ñooñu dañu fas yéene jël seen ay problèmes mën ko exposer aux différents partenaires pour mën a trouver des solutions et des financements bien sûr mais insister tamit en partenariat avec l'État parce que ñun xam nañ suñu responsabilité démembrement wu État lañu ci la ñu bokk te amuñu benn kersa di wax ne ni que dañu am yéene ànd liggéey ak État ngeen may ma nag ma mën a gërëm ñëpp mën a sant ñëpp te